asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ko di sof suñu nuyoo ci nuyoo yu fi jiitu jiital ci nuyoo bi suñu kilifa yi nekk fii ci kaw ak mbokk yi nga xam ni ñoo bokk xadara bokk diine ji ñoom ñu ñëw teew ci wuyu si ci bés bi nga xam ne moom la ñu woote jeunesse Tijane Malikite ci réponse yi nga xam ne moom la ñu wax ni moom la ñu war a fësal jëlee ko ci njàngale Seydi Hadji Malick. Je crois que sañu sëriñ Cheikh Tijane wax na Malick bi en tant que jeunesse ci lan la dellu Seydi Hadji Malick wala imam Malick. Je crois que Seydi Hadji Malick moom ci boppam sax delloon na ci boppam ci imam Malick ndax ci Faakihatu Tulaab ba muy dëggal fiqam wax na ne mi ngi ko wéer ci fiqu imam Malick te dañuy wax ni imam Malick téeram bi mu bind muy mu watta du téere xadis téere sunna la te def naa am na différence waaw téere sunna moom la bind moo tax Seydi Hadji Malick ci sunna boobu la wéeru ndax dañu wax ni sunna yonente bi moo firi farata waaw sunna yonente bi moo firi farata te dund lu ca diis du farata farata du diisal dund mais toujours la koy diisal mooy la ca bokkul waaye nit ci farata rek sa dund du diis. Je crois que application boobu moo tax Seydi Hadji Malick en tant que jeune ñu def ko mu nekk sañu modèle te jàpp nañu réponse yi nga xam ne moom lañ fi indi yépp ci njàngaleem ak li mu fi bàyyi comme héritage intellectuel ak culturel man damay jàpp ne toujours kër Seydi Hadji Malick bu àdduna bi nekkee en péril la ko war a sauver kër Seydi Hadji Malick la war a génnee ndax dañu dund ci jamono joo xam ne ay mbokk wax nañ ko àdduna bi mi ngi daw à 1000 à l'heure te boo seetee ñi nga xam ne ñoo yenu diine ji presque ñoom 2 à l'heure la ñuy doxee ndax fi ñu waxee industrialisation di wax ay modernité te yooyu yëpp actuellement àdduna passé na loolu même industrialisation ñun suñu pays yi ci loolu la ñu jëm te fekk ni léegi presque li ngay yuuti di ko uti dama wax ni cadavre la damay wax ni cercueil la parce que dañu wax ni 87% population Europe en 1900 ñoom ñëpp ci monde rural lañ doon dund actuellement 4% ñoo ciy dund te ñu ngi produire 7 fois plus lañ doon produire ci 1800 lu tax parce que industrialisation bi deful nit mu nekk au cœur l'humain au cœur de sa visée fépp foo dem ci àdduna bi fu main d'œuvre boo xam ne nit a ko doon def léegi machine moo ko fa remplacer te àdduna mi ngi jëm ci li ñuy tuddee nanoscience nga xam ne transmodernité la ñuy wax te loolu cheminement boobu àdduna di jëm nga xam ne vitesse bi muy dawee nga xam ne nit nekkatul au cœur du débat parce que léegi nit moom dañ ko disqualifié ba ñi nga xam ne dañuy nekk ay tenants ci jàpp ni dañu war a réhabiliter nit wala def ko au centre du débat dañ leen di tuddee ay technophobie mooy wàllu li ñuy tuddee éthique dañ ko génnee ci doxu àdduna bi kon il faudrait que réponse yi nga xam ni ñi nga xam ne mooy le tenant de l'humanité de l'humain nga xam ne mooy combat Seydi Hadji Malick damay wax ne combat Seydi Hadji Malick du combat tariqa du combat au-delà de l'islam c'est un combat pour la dignité humaine c'est un combat pour l'humanité moom boobu combat la porté kon tey jii bu àdduna di doxee noonu nga xam ne l'humain dañ ko disqualifié ñenn ñoo ko war a remettre sur les rails man dama jàpp ne école Seydi Hadji Malick la moo tax daaw ba ñu posé question yi par rapport ak défi yi nga xam ne l'islam moom la war a yenu lan moo ci modernité globalisation bonne gouvernance ak connaissance ma ne leen l'islam kenn rek laa jàpp ne moo ko mën a waxal mooy kër Seydi Hadji Malick ndax moom moo indi dimension bi indi xam-xam bi indi culture bi nga xam ne tolloo nag réponse yi nga xam ne moo aju ci dund ak réponse yi nga xam ne moo aju ci cadre humanité mais loolu nag ñun njabootam li ci ëpp dañ koy way ci gàmmu yi di ko way ci jàkk yi ndax damay wax ni na'uuzu billaahi min sharril kuffaar yi bu ko Seydi Hadji Malick wax système bi la critiqué système bi ci boppam yow mi gëm yàlla nekk ci système boo xam ne nañ ko tëralee de bout en bout amul benn place buñ ci may koo xam ne da ngay dox ci cadre éthique wala ngay dox ci cadre moral te
ah foog nga dund ci sa bopp parce que gaal la goo xam ne ñëpp lañ ci dugal ah yow mi ci nekk foog nga am xerañte bu tax kiy dawal gaal gi naka nga mën a négocier ak moom ba du précipiter li nga xam ne mooy sa fin foofu la àdduna bi toll te jàpp naa ni li ñuy kilifa yi bàyyil mu nekk ci daara ji réponse yi foofu la nekk ndax Seydi Hadji Malick ba muy bind ne yonent bi nee na kat diine ci tumuranke la tàmbali ci tumuranke lay mujjee yàlla na sama njaboot bokk te ñi tumuranke ci diine mais approche bi nit ñi am ci baatu ruux ba dañ koy delloo ci li nga xam ne moom la ñuy tuddee al anxaawu maghribi je crois que Ibn Arabi bind ni ci téere parce que dafa jàpp ni sauvetage yu àdduna parce que ñaari silk rek mu am silk anbiya yi ak awliya yi walilaay mashriq wal maghrib bu ñuy tuddee mashriq c'est la lumière bu ñuy tuddee maghrib c'est la matrice lumière nag buñ ko tuddee te tey jii la fa génnee yépp nga xam ne humanité bi fi mu toll la ko fa tollool mooy daara yonent bi humanité bi fu mu toll ak science fu mu toll ne ko tàmbali ci daara yonent bi lañ ko jëlee naka lañ ko ci jëlee dañuy wax ni àdduna bi configuration bi mu am visage bi mu am ni ñett moo ko jox te ñett yooyu mi ngi jóge ci benn baat rek alkalima ñu tuddee ko le logos mooy dafay am tripartition la science profonde beneen bi nekk la connaissance beneen bi nekk une pratique sociale ñetti dimension yooyu ci la lépp di doxee ndax yonent bi li mu indi sax ci ñett yooyu la ko teg mooy xutabaa yi ñoo fi nekkoon shuwaraa yi ak udabaa yi xutabaa yi ñoo remplacé ñi nga xam ne les tenants de la science profonde mooy ñi nga xam ne dañuy toog rek def discours boo xam ne li aju ci wàllu dund nit yëpp mi ngi ci biir dans sa profondeur ak ci quintessence am ak ci dimension am yëpp kooku lenn ci saaba yi li ñuy wax ni ñoom ay comme mel ni Ababacar comme mel ni soxna Fatima ni ko sañu soxna si tedd mi di ko defee ah du lu bees ci lislaam Zeynab bintu Xuseyn daan na taxaw borom daara yëpp taxaw mu laaj leen masala boo xam ne kenn du ko tontu wax ni ki julli farata sëlmal nday jox sëyam tas mu sëlmal càmmoñam julli yàqu mu téen ci kaw julli war ko naka ngeen ko déggee yéen fuqahaa yi te jigéen la kon jigéen di def contribution ci l'islam loolu du lu bees bu amee ci kër Seydi Hadji Malick loolu dañuy xam ni rek fa ndox daan jaar fa la jaar dañuy wax ni philosophie bi nga xam ne moom la ñoom Kant prôné ca Allemagne nga xam ni dimension divin ñoom ñoo ko dugal ci cadre philosophie ndax bu njëkk bu ñuy wax philosophie yàlla xaju ci yàlla bokk ci la révolution philosophique avec les Emmanuel Kant ak révolution industrielle di xew ca Angleterre nga xam ne moo indi moteur tey jii bu ñuy tudd technologie di tudd modernité loolu moo ko jur ak révolution ba xewoon ca France le consulat ak ñoom Napoléon Bonaparte nga xam ne moo dugal démocratie ci àdduna dañuy wax ni ñett ñi ñëw say jox àdduna bi kanam gi mu am mais ñett yi ba mu njëkkee see ci yonent ca daara yonent bi la njëkk see diggante xutabaawu ak shuwaraa yi ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo idées yi ñoom ñoo ko conceptualisé udabaa yi ñëw tey jii fu science àgg théorie yi ay njabootu yonent bi ñoo ko tàmbali mooy intellectuel yi Serigne Cheikh di wax nee na bind naa leen ba muy nekk 1200 am na ci ñoo xam ne ay silmaxa lañu mais dicté nañu 30 000 pages te lépp dee xam-xam ñooñu am na ñii loolu leen mujjee ñu ñëw ci àdduna bi nga xam ne tey jii ñu ñoo téye les tenants de la modernité ou les tenants du volant bi nga xam ne moom la àdduna bi dawee mais gis nga li mën a def contrecarré ci loolu man jàpp naa ci daara Seydi Hadji Malick nga koy fekk parce que awraat yi ñuy jox ba léegi tooguñu ci def nafar Jawharatul Kamal dañ koy jàng ci jàkka ji buñ ko paree lem ko denc yan relation la am ak suñu dund ci pénc mi salaatul faatiha dañ koy jàng dem te yaa ngi ko tuddee maratibul xams te xam-xam yi Serigne Cheikh nee na juróomi unité rek moo fi nekk wàllu haahut laahut malakut jabarut ak naasut te yow mi jàng salaatul faatiha xamoo ni principe yi ko tënk yépp mooy juróomi nekk ci salaatul faatiha ñu tuddee ko du maratibul xams yow mi jàng Jawharatul Kamal juróom-ñaari fan yi am xalaat sama tool fi cité ayaam xam nga juróom-benn fan la juróom-ñaareelu fan la nekk sëñ Seydina Cheikh ne summa stawa alal arsh mooy juróom-ñaareelu fan bi ya ca nekk ci réalité yëpp visible ak invisible intelligible yëpp mi ngi ci biir Jawharatul Kamal mais yow da nga koy jàng rek dem naka lañ ciy mënee am toog seetlu mooy li ma waxoon professeur Ousmane Ndiaye na ko am ngeen responsabilité parce que ku Seydi Hadji Malick benn repère rek la amoon benn source d'inspiration mooy alquran
te dama naan wax sëñ Mor ne ko gis nga alxuraan tant que demuñu ba xam saar bu ki nekk ba ca wocc ca noor ba ak nawet ba ba ca wàcce ca lolli ba ak cooroor ba tant que xamuñu ko duñ mën a jariñoo alxuraan. ba ma dégg Ousmane Ndiaye ne jàng na ci lu ëpp ñaar fukki matière xam bi wàcc ca guddeeg ca bëccëg ma jàpp ni ko ndaara ji am na koo xam ne tey ji mën na nekk un promoteur ci li ñu bëgg a def. parce que c'est benn source d'inspiration rek parce que yàlla moo ne maa leen jox alxuraan maa leen jox Fatiha ak juróom-ñaari aaya Fatiha ak alxuraan wa laqad aataynaahu sab'an minal masaani wal qur'aanil aziim te Seydina Cheikh da wax ni sab'ul masaan mu ne ay attribut d'âme la sifatu nafs la c'est inscrit dans la subconscience de yonent bi kon daara yu yëpp ñu jox la ko tey jii àdduna bi benn tenant ci ñi nga xam ne ñoo yore jawhar mooy kër Seydi Hadji Malick parce que ñaar moo fi nekk matière ak antimatière ñi yore matière ña ngi koy doxal ñi yore antimatière mooy kër Seydi Hadji Malick naka la ñuy organiser daara jooju ba génne ci ay solutions yi nga mën a téye àdduna bi mu jëm bañ a jëm ci pax moomu kooku responsabilité boo xam ne fay nekk kër Seydi Hadji Malick salaamaaleykum wa rahmatullah